Ngara région de Kolda am na ko ci ñàkk bakkanam brigade de gendarmerie bi ñu daal di ko saccagé ci lu jëm ba tey ci mbiru xeexoo yooyu nga xamante ñu ngi ko nemmeekoo ci diggante manifestant yeeg ñi nga xam ñoo di takk der yi jàppale ñi ci banlieue bu Dakar lu tolloo ko téeméeri doomu aadama daal di leen teg loxo ndax dañoo jàpp ni dañoo daal di saccagé ak itam jël ay mbir yi nga xamante ni moomuñu ko ñaar fukki nit ak ñett ñoom nag la ñu daal di interpellé ci diwaanu Mbour Idrissa Seck moom démb gannaaw bu mu yëkkatee kaddu di invité Ousmane Sonko mu daal di kon bokk collaborer ak justice ngir mu mën a kon bokk dox tànki jàmm ci diggante mag ñi nga xamante ni daal jamono gi ñoom la daal di amal problème mu di ab proposition bi nga xamante ni responsable yu Pastef bu Ousmane Sonko daal di ñu ko rejeté tombek xalifa bu Medina Baye daal di condamné daal cax-caxte bi nga xamante ni ñu koy amal jamono gi te mu bawoo ci ñi nga xamante ñoo di manifester yi waaye daal ma ngay ñaax pouvoir bi ak opposition bi ñu daal di toog waxtaan ngir jàmm daal di dellu ci réew mi xibaaru tàggat yaram itam danañ ko daal di waxtaane ak ñetteelu tour Ligue africaine des clubs champions Teungueth FC daal di ñàkk ni ki démb fii nii ci Stade Lat Dior bu Thiès diggante mag Mouloudia Alger benn bal ci dara ci lu jëm nag ci Coupe d'Afrique des Nations mu jagleel U20 yi di junior yi ci Mauritanie démb la daal di jeex kon Ghana moom moo daal di jël ndam li ci kanamu ñii di waa Uganda kon mbokk yi li moo fi gënoon fës ci xibaar yi ngeen taaxiloo rek ñu daal di ko faram-fàcce. Niki démb Abdoulaye Diop féete ci machine gi niki démb jàppale ni lii di résidence présidentielle nekk ca Popenguine am na ab daay bi nga xam ne am na fa maanaam dañ ko daal di taal loolu nag wala bokk nee nañ daal feu de brousse la bi nga xamante ni daal sorwul ak li nga xamante ni moo di deuxième résidence bu njiitu réew bu Sénégal waaye jàppale ni daal nee nañ affaire bi du ci biir lii commandant bu sapeur pompier bu Mbour di lieutenant Ibra Khoudia Mar moom nag dal na ci indi ay leeral ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. On a été alerté ay 21h14 pour benn feu de broussailles à Popenguine bi ñu accès c'est exactement ce qui s'est passé fekk nañ ne benn brousse bu nekk à côté du palais moo doon jël feu te du feu bu grave sax ay arbustes ay garab ñooy tàkk benn garab fii nga dox quelques mètres gisaat beneen garab mais malheureusement l'information bi gars yi di joxe ci réseaux sociaux yi naan on a attaqué le palais il y a un feu au niveau du palais ainsi de suite ça n'a pas été vérifié parce que c'est une information qui est fausse li ñu wax noonu bokkul ak li nga xam ne moo nekk ci réalité bi li nekkoon foofu di lakk jegewul sax ak palais bi et pour ñu arriver suñu fin benn citerne bu 6000 litres lañ fa envoyé et comme je l'ai dit nous on est parti dañoo dem sur les lieux parce que comme on nous a dit que ça menaçait les tiers moo tax ñu dem mais après les eaux et forêts ñëw nañ comme c'est un feu de brousse ñoom aussi ñëw nañ ñu jàppalante ak ñoom fay lakk gi au moment où je vous parle en ce moment le feu est éteint donc li ñuy wax ci information yi dans les réseaux sociaux n'a pas été vérifié c'est pas vrai. ca Diaobé démb manifeste yi nga xamante ne amoon na fa am na genn ndaw gi nga xamante ne daal collégien la daal dina ca ñàkk bakkanam am juróom yi nga xamante ne dañ ca daal di amee ay gaañu-gaañu Diaobé nag ma nga nekk ci département bu Vélingara région bu Kolda brigade de gendarmerie bi dañu ko daal di attaqué ci lu jëm seen matériel lépp ñu daal di ko taal ba armée bi moo mujj daal di ñëw sax di disperser li nga xamante ne moo di manifestant yi Abdoulaye Diallo. yëngu-yëngal yi aajo affaire Sonko dafa mel ni xaaju ñoo jeex ab ndongoy dara buy jànge ci classe brevet la ñu faat ca Diaobé ginnaaw yi le manifesté yu ci samedi bii dañuy ñaxtu ngir ñu libéré Ousmane Sonko juróom benn ci ñoom jëlee nañ si ay gaañu-gaañu yu garaaw ba ñu tax ñu évacuer leen ci hôpital régional bu Kolda fu ndongoy dara boobu mujjee faatu ci seen bi le manifesté ndaw yi ñoo taal brigade gendarmerie bu Diaobé Kabendou ñu daal di lakk lépp li fa newoon jumtukaay gendarme yi ak lépp li ñu doon liggéeyee lépp a tàkk ba mu jeex tàkk lépp la ndaw yi yàq wala làkk juróomi woto ak ay moto vitesse tàkk nañu fa waaye l'armée yu base militaire bu Koungheul ñoo fa ñëwoon indi ndimbal ngir ndaw yi mën a sori yile béréb fii ci commune Kolda ci samedi bi amoon na fi ay ndaw yi fi doon yëngal waaye takk der yi teel a jóg ci ñoom teel leen a tasaar laata ñoom policiers yi ñuy daal di taxaw ci bépp boppu koñ bu quartier Escale ak li ko wër RFM ak manifester bu ñu mën a def nañu kon bokk ràññaatle la ñu war a mën a song ak lu ñu warta mën a song ci lu jëm ci brigade de gendarmerie ak lii di commissariat de police yi nañ ko moytu ndax loolu dafa di symbole état ba pare rax ci dolli mooy symbole yi nga xam te daal ñoom ñooy aar askan bi bu fekkente ne am na li nga xam te ne ma ngay waaj dal seen kaw loolu nag di kaddu colonel à la retraite Sankoum Fati gannaaw ba ñu attaqué yenn ci ay brigade te manifestants yi daal di ko amal ñu déglu ko ci téléphone Salif Sow.
gendarmerie police ñëpp a ngi koy leen di laaj bu fekkee ne affaire sécurité parce que population bi ak même les élus locaux souvent dañ ci dugal seen loxo tabax sax ay brigade gendarmerie tabax sax ay commissariat pour ne il faut que police ñëw il faut que gendarmerie ñëw pour aar leen garantir seen kaaraange te loolu la autorités yi nam def moo tax mooy am des brigades de proximité il y a également des postes et des commissariats de proximité pour que ñu gën a jege population xam nga donc xel warul xalaat ne ñooñu da ngay dem ci ñoom kooku moom mooy premier point deuxième point bi mooy gendarmerie brigade gendarmerie wala commissariat domaine militaire la ak paramilitaire dafa am ay ngànnaay yoo xam ni boo xamul nu mu mel mun na la gaañ sa bopp gaañ ñeneen parce que loolu loo xam ne ay ngànnaay non seulement ngànnaay mais également dafa am xam nga boo ñëwee porte plainte il faut que sa mbir loo xam ne yow yaa ko moom te sutura dañ koy bind te loolu dañ koy denc yow boo ñëwee attaqué foofu loo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp sa sécurité bopp la parce que jàmmi bopp la parce que ñu ne ci jàmm la ak kaaraange la lépp xaj waaye loo xam ne dafa lay aar dafa mel ne sa nga nekk sa biir kër xanaa doo xalaat sax daal di say palantaar ubbi ko bàyyi noonu boo xamee noonu loo xam ne sa bunt la mooy sa mur boo xam ne dafa lay aar boo ñëwee di ko bëgg a attaqué di ko toj kooku moom danger la ci yow d'abord ensuite maintenant yow li nga fa nar a fekk mun na la indi ay ngaañ-ngaañ par conséquent nit ñi war ci baaxee surtout que boo gisee normalement bu fekkee ne policiers yi ak gendarme yi fu seen armes yi nekk fu documents yi nekk dañ ko war a aar par conséquent loolu bi nekk population bi ak police ak gendarmerie dafa war a continuer parce que seen kaaraange bopp. ca France sénégalais yi nga xam te ñoo fa yeewoo ñoom itamit démb daan nañu amal ab manifestation ngir réclamer lii di libération Ousmane Sonko ak itam ñu daal di respecter ak yelleefu doomu Sénégal yi ñoom nag ñu ngi doon amal seen manifester boobu ca place de la République ca Paris ñu ànd fa ak suñu ndaw bu ñu fa toogal di Cheikh Sidou Sida. Depuis que Macky Sall nekk président de la République en 2012 opposition ànd ak société civile masuñu dajale mbooloo bu toll nii fii ci France alors lu tax sénégalais génn nii pour réclamer libération Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, Birane Souleye Diop ak ñu àndal Malick Youm mooy responsable waa Khalifa Sall fii ci France moom nag nee na mobilisation bi am na ñetti firnde. jàngat bu njëkk bi mooy sénégalais gëmul lu dul Sénégal patriote du yéex a jóg nag mais am na foo xam ne boo fa yeggee ak moom mu jóg wane boppam benn bi ci des mooy wóor gi ñu wóor ne nguuru Sénégal dugal na réew mi ci guuta boo xam ne bu ñu jógul àddina tukki benn bi des nag dañu bëgg réew mi soppeeku mais pour réew mi soppeeku nguur gi fi nekk il faut impérativement que moom it mu soppeeku. Aliou Sall coordinateur Pastef France nee na mobilisation bi dinañ ko continuer tant que nguur gi delluwul ginnaaw ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Silla RFM. jóge ca Paris daal di dem Tambacounda foofu yi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon manifester ca Koumpentoum daal di nañoo yëglu la ñu bëgg nag moo di responsable Pastef bu Tambacounda mi nga xamante ne jamono gi mi ngi ci garde à vue ci commissariat ba ñu daal di ko bàyyi parti kar leneen bu Amsatou Sow Sidibé moom itamit daal ma ngay ñaax gaa yi daal ñu daal di def ndànk ànd tey balaa ñoo lakk réew mi Moussa Margui. Founeke Kanté nekk responsable mi nekk fii ci Tambacounda ngir professeur Amsatou Sow Sidibé ci mouvement bi ñu naan kaar leneen moom nag mi ngi ñaaw lu ci jamono ji jiixi jaaxa bi nga xam ne gis nañ ko ci Sénégal ñaax ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo fare ci ñuy amal manifestation yi nañu xoolaat mbir yi delloosiwaat seen xel ngir jàmm daal di mën a am. ce peuple sénégalais rek mooy ñàkk ci mbir mi moo tax may jaale ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk seeni ñoñ waxunu ndax dañuy bëgg a sotal nguur gi wa ilaa dañuy bëgg a sotal waa Adji Sarr wala dañuy bëgg a sotal Sonko ñu doon ñetteelu baat bi nga xam ne askan wi lay waxal boo xoolee Kouroukan Fouka ñu ngi en 1236 ñun suñuy maam amuñu woon ay këyit pour bind waaye dañoo yoroon seen kaddu ne kaddu googu bu jibee du rot du daanu te kenn du ko nax sax kon nag la tax tey buur di wax askan wi du gëm kon nag buur bi moo war a xoolaat bopp. ci Tambacounda ki nga xam ne moo toogal mouvement patriote Pastef muy Abdou Mbacké Samb ak i ñoñam am na ci ñoo xam ne jàpp nañ leen ba placé leen garde à vue ci commissariat police bu Tambacounda kii nga xam ne mooy Founeke Kanté bu mouvement kaar leneen bu professeur Amsatou Sow Sidibé ci Tambacounda rafetlu ko dara bëgg nañu bàyyi leen ndax jàmm gën a mën a sax fii ci Tamba ak li ko wër. démb jàppoon nañ ko. notre camarade Abdou Samba. ñuy ñaan nguur gi ñu ba ko. ci Koumpentoum tey ji ci suba itam am ay manifestants yoo xam ne daal di génn di taal ay pneu
ñoom tamit li ñu bëgg nekkut lenn lu dul ki nga xam ne moom mooy responsable leader patriote ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñu daal di koy wàcc mu ñibbi këram. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye ci banlieue bu Dakar ñi nga xam te ñoo daan manifester am ña leen rax daan ci profito di def ay acte de banditisme ak vandalisme police daal dina leen teg loxo ci xayma nag daanaka téeméer lañu am na si ñoom lu toll ko fukk ak juróomi agresseurs yi nga xamante ni daal dinañ leen teg loxo coffre-fort bi nga xamante ni daal dinañ ko jëlee ca magasin Auchan ba fa nekk ca banlieue ba daal dinañ ko gis Maxambo. ci mbedd mi la ñu nekkoon mujjee ca commissariat central police bu Géejawaay juróom-ñeenti fukki nit ak ñett teg nañ leen loxo ginnaaw ay jàmmarlo yu métti ci banlieue bi commissaire Mandjibou Leye ak ñi mu àndal jàpp nañu juróom fukki nit ak ñaar alxamis ak ñeenti fukki ak benn aljuma ji ñooñee ñu jàpp nag ba si ñuy jëm nar naa tar si ñoom bi ñu sukkandikoo ci premier policier banlieue bi ndaxte trouble à l'ordre public ak itam yàq yëfu jàmbur lañ leen jàppee yooyu les manifestants dañoo yaxeet taal ak itam sàcc lépp li nekkoon ci Auchan bu Pikine ak Supeco bi nekk ca Golfe Sud coffre-fort Supeco bi amoon xaalis bu bëri te itam nekkoon ci loxo manifestant déguisé yi policiers yi daal dinañ def seen kéem kattan ba nangu ko ci yooyu le defkatu ñaawteef nag fukki ak juróom yi ay agresseurs yu kenn du lam-laame lañ di xamle commissaire bi RFM Guédiawaye Omar Mbow. ca Mbour am na lu tollook ñaar fukki doomu aadama ak ñett yi nga xamante ne daal ni leen teg loxo autorité yi nag dañoo daal di woo lii di l'armée gi ñu daal di kon bu garanti li jëm ci wàllu sécurité askan ba fa yeewoo population bi di rafetlu lu ni mel rawatina ñi nga xamante ne daal ñoom moom magasin yi nga xamante ne dañu ko daal di vandaliser ñu daal di si ànd ak suñu bu ñu toogal ca diwaanu Mbour di Abdourahmane Diallo. samedi bu dal lañu daal di nemmeeku ci Mbour à part fële ci Auchan ay ndaw daal di ñëw taxaw ci wetu magasin bi waaye militaires yi ñoo leen tere dugg militaires yooyu nag ngannaayu ba dëgër. ñu jiite magasin bi di rafetlu taxawaay takku der yi Moustapha Diop kenn la ci njiitu Auchan Mbour. ñu ngi fi te c'est peut-être bu ñu fi nekkoon tey suba ba léegi peut-être mën na am tey jii nii leneen yàqu fi lu gën a raw tey bon li fi yàqu déjà ñu taal bërëb bi wala leneen ak leneen te ñaanuñu ko yàlla. boo duggee ci biir magasin bi lépp la ñu daal di tojate amul dara loo fa mën a fekk lu nit mën a jëfandiku lépp ñi fa duggoon yóbbu nañ ko. boo gisee mbooloo bi fi teewoon ak ñi nga xam ne noonu lañ farloo woon te kenn xamul kam moo leen ngemb kenn xamul ku leen yónni te dama yaakaar ne lii du mbirum politique kese am na leen lu ci rax parce que ñi fi ñëw démb duñ ay cuune ñi fi ñëw démb ku leen gis xam ne lu ñu def lañ xamoon nañ fi ñu jëm donc xamuñu ku leen beng xamuñu lan la moo ko laal xamuñu ko vraiment. ci BICIS ci trésor public li ni mel nga fay gis lépp la ñu daal di caxate ñenn ci ay mbuur waa di ñaawlu li ni mel Mamadou Diallo moom mi ñu fekk ci tribunal bi mu toog di waxtaan ak ay xaritam bokk na ci. bu ñu gisee militaire yi ci terrain bi moom vraiment suñu xel dal na kontaan nañ yaakaar naa incha allah lii ci continuer nii yaakaar naa réew mi dina dal te ñu moom réew mi dal ñëpp nekk jàmm di liggéey loolu lañ ñaan yàlla loolu lañu bëgg. manifeste yi nga xam ni nag amoon na ci vendredi bi ba ñu daal di yàq lu bari takk der yi teg nañ ci loxo lu toll ak ñaar fukk ak ñetti doomu aadama. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. mouvement aar suñu démocratie lu ko dalee ëllëg ba mercredi la ñu bëgg moo di askan wi daal di génn manifester ngir naqarlu démocratie mu soxee ci réew mi seen exigence nag bokk na ci ñu daal di bàyyi sasaasa kii di Ousmane Sonko ak itam képp ki nga xamante ni daal détenu politique nga bëgg nañu tamit CNRA daal di delloo signal Walfadjri ak Sen TV dañuy daal di déglu Ndeye Fatou Diop Blondin moom moo di porte-parole du jour ci micro Salif Sow. dañu bëgg léegi Macky Sall mu libéré Ousmane Sonko mu libéré prisonnier politique ñi nga xam ne dañu leen tëj te defuñu dara ñoom ñëpp dañ leen génne ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon ñu ñibbi seen kër signaux yi nga xam ne ay télévision la Sen TV ak Walf TV nga xam ne dañ leen jàpp jël seen ay signaux tere leen ñu mën a liggéey kon loolu tam ñu ngi exiger arrêt ñu delloon seen ay signaux ñu bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey ñuy wax ni tamit dañu bëgg ñu respecter droit aux citoyens yi suñu constitution def ñu may ñun sénégalais suñu amee lu ñu naq di ñu dox suñu amee lu ñu mat ñu manifester loolu suñu constitution moo ñu ko may te def ko nangu tey ci sénégalais yi kenn mënul génn kenn mënul jàll kenn mënul manifester doo ma manifester lañ ko mayaloon ubbil ko yoon muy manifester ba ma ñëw tey toog ci réew mi jiite ko kon nag dañu ne nañu bàyyi Sénégal yi bu ñu am loolu naq di ñu dox paisiblement ci jàmm ak salaam manifester loolu suñu droit la ñu ne tamit dañu bëgg ñu enquête li fi am ndax li fi am jar na enquête kuréel yi ci Sénégal ak kuréel yi ci bitim réew ñu ubbil leen bunt bàyyi leen ñu enquête ñi deeñi enquête milice yi fi xam ne ñu ngi fi nekk enquête tam faagaagal état de droit bi nga xam ne ñi ngi koy faagaal c'est-à-dire ak yelleefu doomu adama yi nga xam ne ñi ngi koy jël di ko yàq di ko nangu di ko faagaagal ñu enquête ko ba ñu xam ne responsabilité ci kaw Macky Sall la tegul ci kaw peuple bi
kenn du fi terroriste kenn du fi sàcc kenn du fi nit ku bon Sénégal yi jàmm la bëgg Sénégal lu baax la bëgg Macky Sall ñu ko naan na déglu Sénégalais yi na déglu njiit yi na déglu opposition société civile kilifa diine yi wax nañu kon tey waxtu jot na pour Macky Sall arrêté li muy def li te mu déglu peuple sénégalais ñuy wane peuple sénégalais ni tey jii taxaw dafa jot taxaw nag massivement ci jàmm ak salaam taxaw altine talaata àllarba am nañ ci droit dañuy woo sénégalais yëpp fu nekk ñu génn altine talaata àllarba taxaw waxanteeg Macky Sall xool ko ci bët wax ko ni ko doy na du ñu nangu mu faagaagal suñu réew du ñu nangu mu taal Sénégal du ñu nangu mu jël droit wu citoyens yi di ko faagaagal. kooku di Ndeye Yacine Fall nekk ci mouvement Aar Suñu Démocratie. xalif bu Medina Baye moom nag daal dina naqarlu seen caillassage ak pillage yi nga xamante ni manifestants yi plutôt ñu ngi koy amal moom nag la ma bëgg moo di ngóor geek opposition daal di toog waxtaan ngir jàmm daal di dellu ci réew mi te éviter bépp discours bi nga xamante ni dafa bara taal li nga xamante ni moo di réew mi ñu dem ca Kaolack fekk fa suñu ndaw bu ñu fa toogal Ibrahima Diame. xalif général bu Medina Baye yëkkati kàddoom di wane kon njàqareem ci situation bi nga xamante ni moom la réew mi di traversé jamono ji la Cheikh Mahi Niass di xamle ne am na lu jaratit ak ni situation bi demee. ndax boo xamee lii xew nii. ak xam li ci mën a topp. ku nekk war ngaa tiit. pour sa Sénégal bi. ndax am na nit ñoo xam ne. taxawuñu rek. lu dul dégg na xay am na place sangam rek. ñu boroxlu ci. moom xalif bi di déplorer bakkan yi ci rot di condamné bu baax a baax alalu jàmbur ci ñuy jël di koy yàqati moo tax muy woo ci di opposition comme pouvoir ñu fexe ba dal mën a dellu si ci biir réew mi. gis ngeen fan yi dëgg-dëgg Sénégal dund na ay jamono yoo xam ne. jamono yu métti la. doomi Sénégal mooy dee. këri Sénégal moom la ñuy lakk. kilifa Sénégal moom la ñuy toroxal. kër jàmbur yi dajji bitig yi jël seen alal yi rek. te loolu ku ne xam ne xiif moo koy def loolu. kon muy opposition muy pouvoir ñu ngi leen di ñaan ngeen dajale seen kattan. kattan bi ngeen ci bëgg a wut. mooy naka ngeen di defalee Sénégal muy réewu jàmm. xalif bi nag bàyyil kenn rawatina ñi yëkkati kàddu mu leen di woo kon ñu moytu kàddu yi fitna yu nga xam ni mën na yokk tension bi Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. démb Idrissa Seck di président conseil économique social et environnemental bu Sénégal daal di yëkkati ay kàddu yu njëkk ci jafe-jafe bi nga xam te ni jamono gi réew mi mu ngi koy daal di dund moom nag la mu wax ci ay kàddu moo di Ousmane Sonko bu fekkente ne leer na ko ni deful dara na daal di dem kon bokk wuyu justice bu fekkente ne nag safaan wala na jéggalu su boobaa moom Idrissa Seck nee na dana mën a amal ab médiation ñu déglu ko moom Idrissa Seck gannaaw déclaration bi nga xamante ni démb bi nga doon amal. bu fekkente ne sama rakk jii di Ousmane Sonko li ñu ko tuumaal soxna suñuy wax Adji Sarr tuumaal ko bu xamee ni tuuma yi dara amu ca defu ca dara na def na ma defoon ba ñu ma tuumaalee dama waxoon ni fii ba jant bi di fay ñi nga xam ni ñoo yëkkati tuuma ji teg ko ci sama kaw duñ ci mën a indi firnde puisque ay sos kese la kon nag loola ma defoon rek laay mën a digal sama rakk ji bu ko manul li ci des mooy tuub nangoo wuy ji puisque nag du man du président du sénégalais yi ku nekkoon ca bërëb ba ñu wax ni la xew fa la xewe ña ko xewal la fa nekkoon ki ñu doon maase ak ki doon maase xam-xamu ak xareñu saytu ba xam ki tuumaal li mu tuumaal indi na ci firnde wala indiwu ci firnde ñooñu mooy l'enquêtekat yi ak waa justice ñooñu nag seen liggéey dafa war a am ci kaw dal ci kaw sécurité kenn bañ leen a teg pression état bañ leen a teg pression population bañ leen a teg pression ñu jëfe seen xam-xam ak seen diggante ak seen boroom wante ñëw leen dee pour ma mucc wala ma bañ a wuy ji loolu du waxu kilifa donc képp koo xam ni kii daal kilifa nga bëgg ma dox ci jàmm da ngay ñaan sama rakk jii di Ousmane moom ci boppam wala ñi nga xam ni ñoo koy layal ñu wax ñi ànd ak moom nañu bàyyi yàq gi ak toj gi parce que nag du moom la yoon njëkk a woo Sëriñ Tuubaa mi ñu yaakaar tubaab yi jël nañ ko yóbbu Gabon yóbbu feneen lu ca mujj ndam rek parce que lañu ko doon tuumal xam nañ ne amul.
waa PASTEF ñoom nee nañu bëgguñu loolu di kaddu seen porte-parole wala boog seen chef de protocole di Djibi Gueye Ndiaye ñu déglu ko ci téléphone Salif Sow. ñaanu ko dara tuubal jéggalu baalul yow yaa tooñ loolu da la ñaan te loolu fan la ko teg est-ce que moom am na courage yu wax ni ne assemblée ni ngeen doxalee procédure bi baaxul est-ce que am na courage yu ne assemblée ba léegi immunité parlementaire bi jógul est-ce que am na courage yu ne procureur ni nga doxalee convocation bi baaxul est-ce que am na courage na procureur premier cabinet waroo jël dossier bi fekk Ousmane Sonko mi ngi nekk garde à vue est-ce que am na courage ne yéen da ngeen koo kidnappé ndax fi ngeen ko jëlee naan ko trouble à l'ordre public est-ce que am na courage kon moom lan la ñaan yaa tooñ baalul dama ne bu fekkee ni dafa bëgg lu neex Macky Sall na continuer na mu daan doxalee ak moom mais man li ma dégg ni mu wax man waxi ku bëgg moroom lay wër quoi bu fekkee ne dafa nekk cerek soow na ko ne cerek soow bi ñun duñu tiir duñu diw ñor duñu bokk ci cafaay googu man ci sama wàllu bopp ndax man tey jàpp naa Idrissa Seck li mu wax moo gën a pire li ministre de l'intérieur wax démb tey yaay na boppam ndax bu fekkee def ne Macky Sall day dem di xeex ci kaw fu ñu yëkkati xaalis di jox Sénégal mu butiku naan bu ñuy toj parce que dañoo xiif dañoo sonn kon yaay na boppam te bi ci des Idrissa Seck dafa wane ni dafa far ndax bu naan na Ousmane Sonko tuub jéggalu baalu ma soog cee wax ku ko ci sant mu wax nit bu jógee di wax ci dara jarul ngay tàggoo war ngaa wax mais doo dégager de position ndax tey loolu mooy bu ëllëgee mu ne ko waaw comme man ak Macky Sall cerek soow lañ ñëwal nga nekk caflaay gi li mu wax moo gën a yées di Félix Antoine wax démb parce que kii ku yee fitna la sant ñu kenn muy toj sant ñu kenn muy yàq ba muy wax di wax naan waa Pastef nañu wax xale yi ñu bàyyi yàq yi ñu yàq toj ñun dañ ne bu ñuy toj xelu nit ñi la ñuy toj ba ñu yeewu xam li xew ñu dal di jublu ci sport weekend dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior. dal leen jàmm ci sport weekend fii ci rajo Futur Média. dañu koy door rek wàllu football Ligue des champions bu CAF Teungueth FC ba léegi mënagul a am ndam dañu leen daan ci seen ñetteelu jongante yu match de poule yi nga xam ni mi ngi doon amee fii ci Sénégal ñii di waa Mouloudia club bu Alger ñoom ñoo leen daan benn bal ci dara muy nag jongante boo xam ne Youssouf Dabo ak i ñoñam daanaka nee nañu def nañu lépp lu ñu mën waaye daal la des daal mooy naka la ñuy def ba mën a dugal ab but ñu diglu ci Youssouf Dabo mooy entraîneur bu Teungueth FC ak Cheikh Anta Diop. waaw non xam nga boo defee genre match yi surtout que nga prévoir woon équipe bi say joueurs wax leen adversaire bi ni muy comporté woo et forcément di nga am ay rëccu parce que amuñu mbetteel en fait si ñoom ni ñu organisé woo parce que c'est une équipe boo xamante ni seetaan nañ ko si seen match Champions League seetaan nañ ko aussi si seen match championnat xam nañ ni équipe la boo xamante ni arme bu njëkk mooy une bonne assise défensive ñoom du ñu dugal lu bëri mais du ñu jël aussi bu yu bëri et équipe la boo xamante ni aussi comme mën nañu défendre bu baax sur des centres dañuy obligé tout le temps adversaire bi muy jaar ci côté yi pour centrer noonu lañ def ak tunisiens yi noonu lañ def ak égyptiens yi même en championnat noonu la ñuy def dañuy obligé adversaire bi en fait pour muy jaar ci couloir yi di centrer et loolu ñun moom lañ bëggoon éviter tey c'est-à-dire teggi yoon boobu ñuy lalal adversaire yi jaar ci beneen yoon muy intérieur du jeu bi malheureusement bon tey j'ai envie de wax que sax suñu habitude la ñun Sénégal à chaque fois bu ñu nekkee face à des équipes yoo xamante ni seen bloc dafa compact ba pare baax wala médian dañuy manquer audace voilà dañuy manquer audace et quand je dis audace dans le jeu c'est-à-dire boo amee organisation yu mel noonu il faut que ñu xam ni joueurs yi éliminés mooy surtout les joueurs yi jugee à partir de derrière et pourtant on l'a beau travailler cette semaine parce que am nañu ay joueurs yu am qualité yooyu malheureusement je pense que y a que Pape Ousmane bi mu duggee c'est la ko essayé bon ñeneen ñi il fallait que ñu xaar ba dugg ci biir surface bi alors que dugg ci biir surface bi ci match bi c'était compliqué. naataango Youssouf Dabo bi di entraîneur bu Mouloudia moom nee na daal am na mbégte lool ci ndam li nga xam ne am nañ ko fii ci Sénégal donte sax ñu ngi ko am ci seen digganteeg équipe bu am taxawaay muy équipe bu Teungueth FC ñu déglu Amran Abdelkader ak ba léegi Cheikh Anta Diop. Je pense que la clé de ce match c'était beaucoup plus la concentration. waaw clé suñu victoire bi moo doon concentration. préparé woon nañ match bu baax a baax ndaxte dañoo xamoon ne équipe bu Teungueth bi équipe la bu baax boo xamante ne dañoo am ay individualité ñu mën a football lañu gis nañ leen aussi nañu def ci Tunisie ak ni ñu def fii ci ak waa Zamalek d'Égypte loolee tax nag ñu waajal leen ñaari fan nag la ñu fi ñëw jiitu fii ngir waajal ndaxte dañoo yëgoon ne fii Thiès gi dafa tàng loolu moo tax ñu adapté wu waaye nag ñu gis ne daal dañoo amoon organisation ak récupération bu baax doon récupérer ballon yi te dañ leen doon bàyyi. ñu gis ne daal dañoo amoon organisation ak récupération bu baax doon récupérer ballon yi
te dañ leen doon bàyyi souvent bon ñu bàyyi leen ak bal bi des fois ñu mën a wàcc am ay contre yu ñu doon def waaye daal gis nañ ne daal crée bi yëpp crée match bi mooy concentration waaye nag équipe bu Tëngéej bi nag équipe bu baax la. qui était quand même bénéfique. ci biir poule boobule Espérance de Tunis moom dafa daan waa Zamalek 3-1 di waa Espérance de Tunis ñoom ñoo jiite poule boobule ak 7+3 ñii di waa MC Alger 5 points plus 1 Zamalek 2 points moins 1 ñii di waa Tëngéej FC ñoo mujjee ci boobule poule am benn poñ Tëngéej FC nag ñu fàttali ne dañoo ñàkkoon seen diggante ak Espérance bu Tunis 2-1 lañ leen daanoon ñëw fii ci stade Lat Dior Tembo feeg waa Zamalek kenn dugalul woon sa morom dara jongante bii di ñëw ñoom waa Tëngéej FC dañuy dem fële ca Algérie daal di fay dajeek waa Mouloudia. CAN U20 final ba ngay wéy fële ca Nouakchott ca Mauritanie jamono ji ñu ngi ci ñaareelu pàcc bi diggante Ghana ak Ouganda Ghana moo jiitoogum 1-0 dinañ ci ñëwaat si suñu yeneen jeetaayu xibaar. ci wàllu football ba léegi candidat yi nga xam ne ñoom ñooy dem ca présidence bu CAF ñoom daje nañu ca Nouakchott ca Mauritanie ngir gën a dëgëral waxtaan wa nga xam ne ab déggoo la ñu amoon ko ca Rabat déggoo boobee nag dafa bëgg ñu jiital Patrice Motsepe di doomu Afrique du Sud boobe daal di ciy toftal maître Augustin Senghor ak doomu Mauritanie bi di Ahmed Yaya muy deuxième vice-président bu CAF. ci wàllu football ba léegi fàttali ne championnat national bu Sénégal dañ ko ajandi ndax dañoo jàpp ni jamono ji ak ni réew mi amee jafe-jafe ci wàllu kaaraange dina jafe lool ci kilifa yi ñu daal di matal kaaraange ci stade yi loolu moo tax kon ñu ajandi ko ca bitim réew football ba léegi ak championnat yu Europe 26eelu bëccëg bi fële ca Angleterre Burnley ak Arsenal dañoo témboo ku nekk benn nga dugal sa kangi morom Sheffield dafa ñàkk ca dëkkam seen digganteeg Southampton 0-2 Aston Villa témboo ak Wolverhampton kenn amul dara ci say kangi morom loolee nag dañu koy wéyal ci dimanche ji su 12h jotee West Bromwich ak Newcastle waaye jongante bi ñuy xaar ñaar la ci dimanche ji yu ama am solo bokk na ci Liverpool ak Fulham 14h lay doon Manchester City Manchester United moo di derby bu Angleterre 16h30 lay doon 19h15 su jotee itam jongante ngi nii bu ñu mat bàyyi xel itam fii ci Sénégal rawatina di Tottenham mi daje Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté ca Espagne itam football nañu 26eelu bëccëg bi Osasuna jamono ji ñuy wax ak yéen Barça moo ko jiitu 1-0 ñii di waa Valladolid ñoom dañoo daan Getafe 2-1 Elche noonee la def waa Séville 2-1 la cay topp ci dimanche ji lay doon su 13h jotee Huesca Celta Vigo Atlético Real 15h15 lay doon Real Sociedad ak Levante 17h Bilbao ak ñii di waa Grenada ñoo loole 20h lay doon ca Allemagne moom Bayern Munich dafa duma ñii di waa Dortmund 4-2 Leipzig dóor itam dóor yu metti waa Fribourg 3-0 li ci topp ci dimanche ji ak Cologne Brême 14h30 su jotee lay doon Arminia ak ñii di waa Union Berlin 17h ca Italie itam ñu ngi doon football 26eelu bëccëg bi waa Spezia dañoo témboog waa Benevento ku nekk benn nga dugal sa kangi morom Udinese moo duma ñii di waa Sassuolo 2-0 la cay topp ci dimanche ji Rome Genoa 11h30 Vérone AC Milan 14h 19h45 su jotee Naples bu Kalidou Koulibaly moom mooy dalal waa Bologne ca France moom lañ doon football bokk na ci 16e de finale bu coupe bu France Metz moom dafa duma yu metti waa Valenciennes 4-0 doomu Sénégal bii di Pape Matar Sarr ci ñaareelu pàcc bi la dugg daal di dugal benn but Lyon moom dafa dóor itam Sochaux bu Omar Daf 5-2 la cay topp ci dimanche ji Marseille moom mooy dem fële ca pelouse bu Roussillon di benn club bu CFA match boobe 20h lay doon dañu koy daa nekk wàllu athlétisme ak ligue bu Dakar bi nga xam ne dafay amal juróom-ñeenteelu bëccëgam ci dimanche ji muy journée boo xam ne nag dañoo ko jagleel sargal soxna yi ci seen weer wi nga xam ne ci la ñu nekk di weeru mars muy am kon ca stade Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru am na ay catégorie yu bëri yoo xam ne nag ñu ngi leen fay xaar Ndiak Thiaw mi nga xam ne mooy directeur technique régional bu athlétisme bu Ndakaaru mu ngi ko doon wax ci antenne bu rajo Futur Média ci suñu édition yi ñu weesu sport weekend lu woon ma amoon mbégte lool Abdou Diouf Junior doon leen ko présenté di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi Abdou Diouf Junior jërëjëf kon mbokk yi fii la xibaar yi di yam waaye laata ñuy tàqali ko rek ñu daal di leen fàttali li fi gënoon fës
manifestation yi amoon démb ca Diaobé département bu Vélingara ci région bu Kolda am na ka ca ñàkk bakkanam lii di brigade de gendarmerie bi dañu ko daal di saccagé ci banlieue bu Dakar daanaka lu tolloo ko téeméeri doomu aadama daan nañ leen teg loxo ndax dañoo bokk ci li nga xam moo di manifester yi ba pare def naka sudul noonu piller ay boutique ak yu ni mel magasin ba tax na kon boog police jamono gi dal na leen nëbb jant bi lu tollook ñaar fukki doomu aadama ak ñett ñoom la ñu daal di teg loxo foofu la ca Mbuur méngoog tombé kon boog Idrissa Seck di yëkkati ay kàddoom moom mi nga xam moo di njiitu conseil économique social et environnemental lu mu bëgg nag moo di Ousmane Sonko daal di wuyu ji juste bu fekkante ne ni wóor na ko ni lañ koy tuumal amul lu ko mooy na jégalu su boobaa moom Idrissa Seck nee na dana mën a demal lii di médiation ngir kon boog jàmm daal di dellu ci mbir moomule loolu nag ñi nga xam te ñoo fa rek kii di Ousmane Sonko ne mukk du ca dal xalif bu Medina Baye moom nag daal na condamné scène de pillage ba pare di invité pouvoir beeg opposition bi ñu daal di waxtaane jàmm ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram sport weekend Abdou Diouf moo ko doon présenté la ca gën a yaatu nag moo di Ligue africaine des clubs champions ñetteelu journée bi ni ki démb lañ ko daal di door ci stade Lat Dior bu Thiès Teungueth FC moom dafa daal di ñàkk ci digganteem ak Mouloudia Alger Ghana moom daal dina jël li nga xam te ne moo di Coupe d'Afrique bi ñu jagleel moins de 20 ans yi maanaam junior yi ni ki démb dañoo daal di mujj am ndam seen digg ak ñi di waa Ouganda kon mbokk yi li ma fi gënoon a fës ci xibaar Cheikh Tidiane Diagne fi teewoon ci micro bi ci machine gi Abdoulaye Diop di ko jaajëfal di rafetlu si ànd ak rajo